téléspectateurs yu VFtv tey dellu si wet nañ fii ak yéen fi nga xamante ne moom mooy wàllu coronavirus bi nga xamante ne am na tey nag ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Kowet lan yor li nga xamante ne mooy programme de distribution bi nga xamante ne ay kit alimentaire la ñoom tey ñoom ñoo ñëw fi nga xamante ne moom mooy si gouvernance waa déposer jox li nga xamante ne moom mooy ay aide alimentaire ak ay alcool gel yoo xamante ne dañ koy jox ki nga xamante ne moom mooy gouverneur bu Diourbel pour que li nga xamante ne ay aide alimentaire la kon nag ñu jàpp ne tey nag ñoom lañu àndaloon fii ñu andi li nga xamante ne moom mooy aide bu ngeen ñu toppee si li nga xamante ne moom mooy VFtv ñu ànd seeg yéen ngeen xool li nga xamante ne ñoom ñi ngi dimbalee li nga xam mooy aide bi gouverneur tamit lancé na li nga xamante ne moom mooy appel si ñi nga xamante ne moom mooy maire yeeg yooyu ñoom ñëpp ñu war a mën a ñëw dimbale li nga xamante ne mooy population bi ñu jotut am si aide bi ñu mën a am si li nga xamante ne moom mooy si aide bi kon mbokk yi da ngeen ñu topp rek ñu ànd ak yéen ngeen déglu ki nga xamante mooy gouverneur ak ñi nga xamante ne ñoo andi aide bi ñoom ñëpp incha allah rabbi. Monsieur le gouverneur, je vous remercie infiniment pour l'accueil. Et c'est un honneur pour moi d'être avec vous dans cette journée pour la cérémonie de la remise de dons qui a l'ONG Direct Aide Société a mis à la disposition du gouvernement sénégalais. Ce don-là est un montant de 132 millions sur le territoire sénégalais. Et pour la région de Diourbel, c'est environ de 26 millions. Vraiment, ça, c'est dans le cadre de la contribution de l'ONG d'être toujours à côté des autorités et auprès des populations et les familles qui sont diminuées. Vraiment, sans tarder. Voilà, c'est ça. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors ça, je pense que lu am solo la parce que et puis à travers tout le pays. L'administration centrale est au début à la fin, sans compter également les autorités sanitaires. Alors xam naa ne seen taxawaay rafet na lool, en tout cas rafetlu nañ ko lool au nom des populations, de toutes les populations du conseil départemental. ñu ngi leen di gërëm di leen sant te encore une fois di rafetlu seen taxawaay ci mbir mi. am nañ yaakaar ci ne xëy na bu ñu gënee góorgóorlu rek du yàgg affaire bi daal di féete ginnaaw. waaw en tout cas loolu la ñuy ñaan donc encore une fois ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax seen action. ci turu également madame le directeur général de l'action sociale docteur Aram Top Sène ci turu également docteur Ousmane Gueye mi nga xam ne moo yor service national de l'information et de l'éducation pour la santé ngir teewee dimbal li nga xam ne ONG bu ñu wax Direct Aid Society moo ko jagleel réewu Sénégal yëpp rawatina nag juróomi région boo xam ne Diourbel ci la bokk tey nag mooy lancement premier remise symbolique bi fii ci Diourbel ndax ku ne xam na ni tey Diourbel nekk na moom ak Dakar ay points yi nga xam ne yu sensible dans le cadre ci mbas mi. donc moo tax it Direct Aid loolu la comprendre mu am loo xam ne jël na ko jàppale ko nguuru Sénégal pour xeex n'est-ce pas mbas moomu donc ci wàll fànn boobu lañ fi teewee tey pour jagleel dimbal loolu comité régional de gestion des épidémies bu Diourbel di ñaan yàlla rek mbas mi war ñu gannaaw lu mu gën a gaawee ndax population yi mën a dellu ci seeni yitte donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier ci turu encore une fois monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. jërëjëf dañ leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi ginnaaw ba ma nuyoo adjoint gouverneur nuyu préfet nuyu autorité fii teew yëpp di nuyu di remercier waa AMA ki leen teewal tey di le directeur général adjoint ñëw jàppale si tey le comité régional de lutte contre les épidémies de la région de Diourbel ñu gërëm leen si bu baax sant leen te xam nañ ne fii ñu ko indee baax na parce que lii day wane ne plus que jamais dañu war a góorgóorlu mobiliser waat naam état bi am na yu mu mayew ko woon nit ñaa ngi dem nit ñaa ngi dikk waaye
terewul dañu war a fagandikuwaat ku ci nekk taxawaat xam ne li ñuy xeex tey la gën a wulee ñaay mu ngi laal ñu bëri xeex bi métti na laaj na moyens yi bëri donc lii dafay wane na encore xam ngeen ne fii mu nekk dafa laajaat encore taxaw moo tax ngeen indi lu mel ni masque indi ay kotol indi saabu lim naa ko léegi si nasaraan indi nañ fi thermoflash indi alcogel indi masque indi saabu indi madar indi ay siwo indi ay paan indi eau de javel indi raxasukaay satala indi gant indi ceeb indi diwlin lii nag dañ leen ko wan échantillon la rek li ci des mu ngi ci magasin bi ñu denc ñoom ñëw nañ tey jébbal ko le gouverneur bi nga xam ne mooy présider le comité régional de lutte contre les épidémies ndaxte xam nañ ne c'est la porte d'entrée stratégie yi foofu lañ koy définir foofu la ñuy organiser la répartition des moyens n'est-ce pas avec l'équipe qui nous entoure le médecin-chef l'action sociale n'est-ce pas les autorités administratives préfets sous-préfets ñooñu ñoo ànd pour organiser la bataille fexe ba circonscrire maladie bi ba tëral ko mu daanu parce que xeex boo gis dam day laaj stratégie te nee nañ guerre la guerre moom boo tasaaree sa moyen affaire yi ku nekk dem de son côté du dem foofu ñu coordonner ko suivre ko n'est-ce pas définir des moyens de lutte appropriés xam moyen bu amee fan lañ koy dóor bu nga xam ne li ñu bëgg a xeexal dañ ko gagner mais bu ñu coordonné wul rek lu doole bari bu ñu ko tasaaree du dem dañuy tasaare suñu may dañuy disperser ku nekk def lu la neex fenn du loolu moo tax état xelaat loolu tëral ay comité de lutte contre les épidémies nga xam ne moo fi xeexoon Ebola moo fi xeexoon choléra bii nag mu am xeex bu bees tax bu ak adversaire bu bëri doole muy coronavirus mais nañ defoon yële passé rek dañ ci moom la ñuy def yokkaat ci nag parce que xam nañ ne ki ñu jànkonteel ku bëri doole la parce que laal na àdduna yëpp bii mooy épidémie dafa laal àdduna yëpp te amul ku mu sonalul ñun nag xëñ na ñu ngi sant yàlla waaye nañ gën a góorgóorlu bu baax gën a taxaw ba lii ñu weesu ko ba mën a duggaat suñu liggéey ku nekk tal liggéey tal dem tal dikk kenn du ragal dara Sénégal am naataange bi nga xam ne si yoon woowu la ñu tegee te si njiitu chef de l'État président de la République. collectivité territoriale wax naa leen ko léegi nee naa leen dara du doy état gis ngeen ko jàppale na lu mat 10 millions de personnes parce que ménages yooyu boo koy xool ñi mu laal mat na 10 000 personnes taxul mu doy moo tax ñu ngi ñaan mairie yi nañu góorgóorlu jëm dugal ci seen loxo ñi nga xam ne jotuñu ñu ñëw mu jéem a xool lu ñuy mottalee poche yooyu xam ne des na ñi itam ñun dinañ xool xëy na am na ñu xam ne jot nañ ba pare dinañ fexe ba ñi jotul woon ci lii ñu daal di leen ci jox bu ko defee dina wàññi loowu ñi nga xam ne jotuñu loolu aussi appel la bu may lancer collectivité yi di wax ñaan aussi ne ne yaakaar naa ne lii du seen mujjëlee joxe n'est-ce pas fii ci région de Diourbel day ñëwaat ay yoon tant que feebar bi jeexu fi daal ñun buñ sañoon ngeen ñëwaat jàpp ci ndaxte xeex bi woo nañ ci ñëpp ndaxte kuy dem xare ji da ngay soxla ay ngànnaay da ngay soxla doole pour mën a gagner. chers téléspectateurs yi seetaan li nga xamante ne moom mooy BFTV tey nag li ngeen di seetaan nag moom mooy waa CRS ak ñi nga xamante ne moom mooy waa BOA ñoom ñoo àndoon di dimbale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yellool waaye nag dañ koy def ñetti pàcc ñoom lañ koy def dinañ ñëwaat ci ay weer yu néew dinañ fi ñëwaat andi li nga xamante ne maanaam moom mooy seen i ndimbal waat si ñooñu noonu dolli leen li nga xamante mooy ndimbal buñ defee li nga xam mooy ñaari yoon dinañ ñëw li nga xam moom mooy ñetti yoon incha allahu rabbi ngeen ñuy suivre di ñu topp si li nga xamante ne maanaam moom mooy VFtv lépp lu si xew rek incha allah rabbi dina leen ko andi. maa ngi tudd Samba Souleymane Ndiaye nekk chargé de suivi évaluation ci ONG bu ñu tuddee CRS Catholic Relief Services. suñuy ñëw lu ko waral suñu tànk fii moo ne woon dañoo ñëw aussi dolli suñu loxo ci ña nga xamante ni tey mbas mi xaw na leen wàññi seeni doole lu jëm ci seeni dundinu njaboot ak yu demee noonu. ba tax na bu ñu ñëwuñu ñun kese waaye dafa am ñu nekk suñu gannaaw jàppale ñu mooy ñi nga xamante ni tey ñoo jël seeni xaalis nangu naan dañuy jël CRS ànd ak ñoom ngir mën a jàppale wala contribuer ci li nga xamante ni
état bi tàmbale na ko sumb na ko maanaam teg dugal seeni loxo ci xeex mbas mi ñu nekkee xeex mbas mi nag aju na ci wax dëgg yàlla ay mesures sanitaires ak yu demee noonu waaye it am na ay mesures aussi yi nga xamante ni yu jëm ci wàllu dundin wi la waaye lu jëm ci wàllu njël bi parce que bu ñu xoolee lépp dafa aju ci nutrition donc bu ñu xoolee tey borom njël yooyu nga xamante ni dañoo amoon ay yëngu-yëngu ñu xool matukaay yi ñu jëloon pour limiter la nga xamante ni mooy mbas bi mu wasaaroo xaw na gàllankoor lu bëre ci seen i yëngu-yëngu moo xam ñi di tailleur yeeg ñi di jaaykat yeeg ñi di mécanicien yeeg ak ñeneen donc taxoon na ba seen jëflante dafa doon gën a néew seen am aussi gën a néew naka noonu nag loolu day wuyooku ba seen i njaboot ba seen i dundi nag yi demee noonu ci loolu nag la ñu jéem a xool ñooñu noonu secteur yooyu bu ñu leen ràññee ndaxte ñii nga xamante ni tey ñooy partenaire technique secteur service technique état yi nekk fii am nañu vraiment une cartographie de l'ensemble ci secteur informel yi ñi ciy yëngu waaye ci ña nga xamante ni tey ñoom ci seen domaine maanaam mocc na ci mooy wàllu action sociale am nañu cartographie ci ña nga xamante ni tey mën nañu wax ni ñii dañoo yelloo ndimbal wala ñii ñu néew doole la wala ñii carte égalité de chance ak yeneen yi nga xamante ni xam nañu ko ci réew mi ak nu mu bindoo ndaxte ñoom saa su ne gars yi dañuy daw si ci ñoom di mën a xam ak di ci am ay information am ci lu leer rawatina gouvernance bi aussi bi teewal fii président de la république donc moom it am na une cartographie bu gën a yaatu ci ñan la xamante ni effet yi am na ba tax na ñooñu tey ñun suñu sukkandikoo ànd ak ñoom ñu jàppale ñu ci tànneef boobu loolu dalal suñu xel la parce que maanaam day wone ni yow impliqué nga ña nga xamante ni tey ñoo xam mbir mi te ñoo gën a xam dëkk bi nu mu ndax ñoo ko ŋànk waaye si lu ñu la mënti tànnal aussi wax dëgg yàlla doo ci am sikki sàkk ndax tey lu ñu fi jot a gis ci salle bi wax dëgg yàlla gis nañ ne ñii ñu ci bëri dañoo ñëw ak seen tenue de travail da ngay gis ni ñii dañoo jóge liggéey ñeneen ñi dañoo ñëw ak seen li ñuy jaayee ñeneen ñi dañoo ñëw xam ne dañoo néew da nga leen di gis rek wax dëgg yàlla sa yaram day daw te ñoom it wax dëgg yàlla seen contentement rek ñun maanaam fierté la ci ñun du ñu def lenn nag lu dul ci tuuru suñu kilifa di Ndeye Anta Gueye James ci tuuru CRS di gërëm aussi état du Sénégal waaye di gërëm fondation BEWA bu ñu gërëm fondation ndaxte lii yëpp tey ñoom ñoo ko waral ndax ñoom ñoo ne kóolute bu ñu am ci ñun bàyyee ñu mbir mi pour ñu mun koo wéyal waaye ñun it aussi ñu wéeru ci ñi nga xamante ni ñooy waa nguur si di gouvernance bi waaye di service régional de l'action sociale ñu taxawoo ñu wax dëgg yàlla jàppale ñu ba lii yëpp ñu yombalal ñu ko dara ci li nga xamante ni def nañ ko ci wàllu organisation ak yooyu yëpp amu ci wax dëgg yàlla bu ñu ko naree directeur John mi fi teew ak gouverneur dañu ne bàyyi leen loolu yëpp dinañ ko def suñu loxo wax dëgg yàlla noonu lañ ko defee taxawluñu pour wane ni mbir mi bu ñit ñi ñëwee mën a naan dañuy teg seen loxo ci lu état sumb ñoom kenn du leen ci jiitu te loolu dañ koy rafetlu ci luñ doon séddale maanaam mat na ci 4 millions yu manqué juróom-ñetti junni moom lañ doon séddale ci ñëpp maanaam mu tombé ci téeméer ak fanweer ak ñaar njël yi nga xamante ni moom lañ jot a tànn ci commune bi fii waaw te njël wu nekk jot nañ ko sax njël wu nekk jot na ci am juróom-benn junni te loolu maanaam lii pàcc bu njëkk la te lu ñu sasoo ak ñoom mooy dañ koy wéyal ba ñetti yoon maanaam tey jot nañu am seen ndimbal bu njëkk bi dinañ fi ñaar weer wi ci topp joxewaat beneen ñëwaat ci beneen weer bi ba ñett yi daal di mat loolu la ñu sasoo ak ñoom te incha allah ñu ñaan yàlla mu teewluñu te may ñu kàttan ba ñu mën a ñëw matal yéene woo incha allah